di wax yàlla na nekk loo xamante ne luy jëriñ askan wi la li ñuy mébét itam yàlla nekk loo xamante ne ni askan wi dinañ si gis seen bopp te yàlla barkel ko. allahuma aslih zaata baynina wa allif bayna qulubina wa ahdina subul assalaam wa najjina min azulumati ila nuur wa janibna alfawaxisha ma zahara minha wa ma batan allahuma barik lana fi asmaina wa absarina wa azwajina wa qulubina wa zuriyatina wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim waj'alna shakirina li nihmatika musnina biha qabilina laha wa attim alayna rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. xam ne dañ ko aadawoo fii ndax dañu nekk ak koo xamante ne sunu kilifa la sunu mag la sunu tonton la sunu cousin la sunu lépp la daal te muy koo xam ne ku ñu rafetlu ay kàddoom la moo tax saa yu ñu amee ay gan itam moom nañuy jox kàddu gi mooy mu leen di dalal li yàlla dogal itam mooy si sunu koñ bi ni mu bindoo si conseil de quartier bi moom itam mooy secrétaire général bi kon moom laay jox mu daal di dalal gan yi yor kàddu gi incha allah mën na présenté waale ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi toog di leen dalal. dafa am une tradition bien africaine bien sénégalaise muy kii yàlla def na mooy délégué de quartier bi mën naa ni donc boo xoolee hiérarchie rek man maay secrétaire général bi boo xoolee hiérarchie rek personne morale bi moom la waaye nag xam nga ñun nasaraan bi ñëw na fi mais ba tey rek suñu aada suñu waaso ni muy doxale bàyyiwuñ ci dara dama ci mag moo tax saa yu wax jotee rek dañ man ma jëral kàddu gi wax waaye bu dee hiérarchie rek ak personne morale moom mooy délégué quartier bi damay wax nag ci turu quartier bi ni ak ñi fi teew am na ñu mbégte goo xam ni am na fu ñu tàmbalee rek waaye amuñ luñ ko àpp ndax ay nit bu ñu toogee am lu ñu mëbët ñëw ni bëgg nañu dajeeg yéen cër bu rëy la ci ñun ndax bu ñu ñëwee ñun suñu wàllu mooy dalal leen déglu leen gunge leen je crois que réew mi toll na foo xam ne nii koo ni kañ ñu dem dañ ni fuñ jëm nga ni ko fii lañ jëm lu ñu fay wuti ñu ne léegi lii ni nan la ñuy def ba jot ci nga ni nii kon nag ci lay nit ñi amee adhésion moo tax du ma guddal dama ni rek ni sëñ bi monsieur Badiane ñu ngi leen di dalal di leen wax ni fii seen kër la di leen wax ni fii itam ay intellectuel ay nit yu responsable ñoo fi nekk yoo xam ni amul sujet tabou ak loo xam ni tere nañ leen ko mu génn seen gémmiñ ndax ay nit yu yiw ngeen ay nit yu responsable ngeen mais ñun nous sommes convaincus que ay propos responsable la ko ay responsable ñoo koy seen génn seen gémmiñ muy tàbbi ci am ci ay nopp responsable te léegi réew mi dafa am yoo xam ne dafa xew yi watan nit ñi rek dajal leen ni acca doole laaj sax foo leen jëm je crois que léegi démocratie bi dem na ba ay jéego yu bari def nañ ko ci ba nga xam ne léegi da ngay wax waxi nit ki di la déglu boo paree nag li nga wax yëpp mu segg ko xam ni mi xam fan lay jëfe moo tax monsieur Badiane yow ñi nga àndal ñëpp et vous me permettrez d'accorder un salut particulier une mention particulière à un ancien élève en l'occurrence Sall qui a été mon élève un modèle de discipline un enseignant émérite et que je croise chaque fois et ñii tax nañu ba je n'ai pas regretté d'avoir enseigné quoi c'est un modèle de discipline dégg naa ci collègue am yi ñu naan c'est un modèle aussi du point de vue professionnel li ma ko ñaan rek mooy yàlla na ko yàlla defal cet quoi waaw fi professeur am yeggoon yàlla na ko raw quoi yàlla na ko raw jërëjëf quoi noonu gàttal quoi. maay secrétaire général bi dama jàngale ba 2012
j'ai fait 36 ans dans les classes retraité kii c'est le délégué du quartier yàlla ko yàlla defal sax dama naan xale bu loxoom setee waxuma ne mën na lekk ak ay mag sax waaye mën na lekk ak ay xobidaas mooy Djily c'est un des plus jeunes c'est un des plus jeunes délégués de quartier waaye nag ni ko tubaab di waxee rek aux âmes bien nekk bàyyam ci gannaaw la ndeyam ak bàyyam la nekkoon ba ñooñu làqu kon nag macha allah Moussa mooy suñu trésorier moom du séeréer pël la bu doon séeréer kenn du ko jox kees gi quoi nga xam ne séeréer ni ñu demee monsieur Sanokho ci bureau bi la bokk il est chargé de la presse coordination et Ousseynou Ba c'est lui qui est chargé de la jeunesse ana Dieye waaw mi ngi noonu tam chargé de la jeunesse suñu jigéen jëlee Fatou amul dara lu ñuy loo xam ne tànk xam nañ ci ko suñu jigéen suñu jabar jot ne ci gannaaw fële madame Ndiaye ne Senghor elle est de tous les combats fuñ ni noonu fuñ ni fii la rek fii la quoi. alors maa ngi gërëm aussi sama jarbaat monsieur Diouf sama cousin plus exactement ça monsieur Diouf kooku mooy jigéen ju fees kër quoi mooy fa ñuy peesee góor ñi fa lañ koy peesee quoi mosu jërëjëf quoi ñoom boobu jaxaw la kon sëñ bi monsieur Badiane. di gërëm du ñu fekk ñëpp di sa conseil de quartier bon maa ngi fi ñëw tey ànd fii ak Babacar Diouf Babacar moom it dafa yoroon mouvement nekkoon candidat si zone nord yàlla def aussi mu ñëw ànd ak man ñu bokk liggéey bi. ànd ak soxna Mati Diakhaté bi ñu wàccee dama ko yow donc yaa fi jigéen sopp fi moom moo saaja formation jigéen ñi donc ak Naar Seck Naar mooy suñu délégué bi nekk Kawsara ak Major Dieng moom moo nekk Nasru ak Sall c'est dafa am benn parti ñoom Déthié fonk sa kàddu samay allié lañu donc ñoom sax ñu ngi ci sama kër dafa am fu war a dem léegi ma ñëw mu boole ma ak Sall loolu laa ànd ak Sall vraiment sa élève bi ngay wax xam naa tam patron it xam naa ne moom mooy jàngal patron mu gën a yaru waaw moom jàngal na patron yaru quoi ndax sunu mag la tax xam naa si dara waaw Fatou tamit vraiment ñu koy gërëm bu baax Fatou Diouf bon même ñëw bi sax am na ñu bari ñu bëggoon ànd ak man mu demee ni Sidi Fall bu Kër Cheikh vraiment bëggoon na ko sëñ Modou Lo aussi bu Medina extension bëggoon na ànd ak man donc am na ñu bari ñoo xam ne ku nekk ñëw ni ma nañ dem si sëñ Djily di jégalu nag di ko jégalu bu baax ndax tas naa ñaari yoon xàmmewu ma ko sëñ Djily maa ngi baalu ak baax a baax ndax Djily defe naa ni bu la présenté ak moom warutoo tase ak moom di jéem a natable vraiment maa ngi si jégu bu baax a baax suñ tànki nag tànki jàmm rek la ndax danoo bokk dëkk si dëkk bi nekk si dëkk bi am xalaat si dëkk bi fi ñu toll ñu jëm si li ñu tudd élection locale yi ñu jëm si élection locale yi nekk man ma fas yéene seen nekk candidat bu si yàlla yóbbu ak jàmm ndax ma dama formé parti politique alternative sénégalaise sama ambition ku formé parti politique sa ambition mooy yor réew mi man na comme Thiès Nord gii laa dëkk naa tàmbalee Thiès Nord gii mën nañu wóoloo ma dem wuti député mën nañu wóoloo ma door a wuti président de la république loolu moo ma tax a jóg. jox aussi ma nekk candidat maire du dara bu ma tàmmee zone nord ndax xëy na ku doon bëgg dëj baa bëgg dara da ngay dem wuti ville mais Thiès Nord gi fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa jànge escale laa jànge ba dem Diourbel fa laa ko ne am sama bac dem Dakar doon fa am sama diplôme universitaire yi am sama diplôme post universitaire yi te ñun ñi ñoo tax ñu xaaj faculté de droit te ko faculté de droit ak faculté de gestion donc ñun ñi dama waroon dem université di jàngale ji donc loolu moo ñu yóbbu bu ñu fa ñëwee tamit yàlla def aussi ma am expérience politique fii si Thiès ndax maire bi nekkee benn maire yi le maire Idrissa Seck jiite ko mën na joxoon directeur satiram ma yor chantier Thiès yi nekk si di liggéey chantier si mel nu man kese maa nekkoon si biir dafa fekk réunion def matrice d'action prioritaire bi lépp ñun ñoo nga xam ñoo ko dox doon ko dox si wàllu politique aussi PDS laa nekkoon maa jiite woon cadre Thiès yi comme président actuel ñu jiite woon cadre Sénégal yi donc loolu moo ma dugal si politique bu ma demee xool ñoom ak seen xalaat ñun ñëpp ñu bokk dëkk si dëkk bi bu dee jàng école yàlla suturaal nañu jàng nañu ba am suñu diplôme yi war a am bëgg dëkk bi ëpp ñu ay mbokk ñu ni kat comme ñoom ñi ñuy doxee xëy na ñu ngi jéem mais ñu xeeb nañ ko lool nañ ñoo wax nit ñi li nga xam ne moom lañu yéene bu nit ñi wóoloo ñu ànd ñoom liggéey def ko bu nit ñi wóolu ñu dem liggéey ndax politique defuñu ko métier boo gisee ne ma tàmm Thiès Nord doon nekk fi plus de 122 000 habitants ñoo fi nekk ñoo fi dundee di fi nooyee te fii bu ñu xoolee infrastructure yi far am dara amu fi man conseil municipal la am na yu bari yoo xam ne bu ma ko doon déglu si conseil bi
ñun di ko def du ma nekk sa conseil damay ànd ak maire bi laxasu jàppale ko parce que liggéey dëkk bi mooy ñor te ba léegi dama tey ji bu ñu amee équipe municipale ñëpp ñu d'accord war a liggéey dëkk bi nan ànd liggéey ko sama jëmm ji tuut na si te tey ji bu ñu ko joxoon maire te yéen ñëpp ànd leen jàpp si du mën a sotti ñun ñëpp ñoo ko war a mën a def donc yàlla def aussi conseil de quartier maa ko njëkk a expérimenté Thiès maa ko njëkk a installé Thiès à l'époque dégg nga donc ñu xam ni si conseil ak li mu war a dox ak beneen jéego boo xam ne war na dox sax ba léegi nit ñi waxagu ko kenn mais xëy na yàlla nañ si yóbbu ak jàmm donc man Thiès Nord gi ñu yor te ñu jëmee ko sunu marché bii tey jii marché bi yéen ñi dëkk ak marché bi dëkk ak moom vraiment xam naa li seen waa kër yi di daj di bund kat li ngeen daj si di marché bi ak li mu mel ak programme yi nga xam am na fi marché bi yëpp ñu koy tâtonné boo xoolee bâche yi ñu defoon fii boo xoolee ginnaaw canal bi ne ko fi ginnaaw préfet bi ginnaaw sous préfecture boole ko scandale yoo xam tey jii bu ko nit ñi yëkkati woon tey jii defe naa ni ku nekk ngi jóg di jéem a di am na muy jéem waxaale nangam a nangam dégg nga xool suñu dëkk bi da nga xam nekk na fi tey jii suñu xale sax bu ñuy football tey jii équipe escale bu ñuy football tey jii day génn commune am parce que Thiès da nga ko def ay commune moom commune Thiès Nord am commune Thiès Est am commune Thiès Ouest chaque commune da nga war am si infrastructure propre yoo xam ni sa njaboot mënu jógee war dem si infrastructure yooyu ñu nekk fa mais fekkee du nostalgie suñu Thiès gu njëkk gi nga xam ne moo fi nekkoon nekk benn commune xam ne lépp ñu leen ko boole woon yàlla dafa def léegi na ñu xaaj ko jox ñu suñu commune ku nekk am commune de plein exercice parce que boo amee commune de plein exercice donc infrastructure yu am si commune dafa war a am te boo xoolee population bi am Thiès Nord ëpp na yenn département yi te boo xoolee en fonction d'infrastructure amul dara loo xam ne am na fi ñu jëlee ko suñu stade yi suñu xale bu ñuy football dañuy génn Thiès Nord dem beneen dëkk bu ñuy football tey jii bu ñu feebaree tey jii di faju te dañu am population boo ko amee war nga am centre de santé Thiès Nord ni mu toll tey jii bu ñuy football bu ñu fajoo bu dul suñu poste santé yi bu ñu demul 10e demuñu hôpital régional amul benn structure boo xam ni war na jël population sur la à moins que mu nekk benn structure privée ñu war ko fay boo xoolee marché bii ni mu mel nga xool mbedd yi même mbedd yi fi nekk suuf waratu parce que li fi nekk suuf bariwut boo calculé bariwut nga xool circulation bi ni mel nga xool Petersen bii nga nekk fi te dëkk boo ko yor lépp da ngay waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk si kii parce que c'est une mairie qui n'a pas de cadre de concertation ñun bi fi nekkee si benn maire doon de créer un cadre de concertation communale qui regroupe tous les délégués de quartier ONG yëpp nekk fa OCB yëpp nekk fa ñu ñëw di waxtaan nit ñi ba décision bu ñuy def dañ ko waxtaan nit ñi bu nit ñi xamul ñu leer leen ñu war a xam ñu xool ñu exécuté ba xam bu ko exécuté ñu ñëpp dañ si ànd cette concertation là concertation ni manqué na fi bu bare donc loolu la ñu ñëw parce que dëkk boo ko yoree nit ñi fa nekk dañ la faa teg liñ la fa teg mooy nga doxal leen bëgg kon pour nga xam leen bëgg nag da ngay waxtaan ñoom nga xam leen bëgg nga doxal ko ba boo ko doxal ñoom dañ si teg seen loxo ñu jàpp si donc loolu mooy li nga xam ne moo njëkkat Thiès Nord bari na nu mu war a seetee des na mbedd yi nga xool si am na koñ yoo xam ne sax tey sa peut-être boo xoolee Jaxaaw sax ak Promoville bi am na ay tali yoo xam ne dugg na fa nga xool suuf si nekk Thiès Nord amu ko si beneen commune Thiès nga xam nga fekk ko fa ñu mel doon nga xool suñu mbedd yi xool suñu kër yi am na localité yoo xam ne sax amul sax kayitu kër far y a pas de titre de propriété ay nit def seen kër lu ëpp ay millions et millions donc yooyu ak insécurité bi nga xam am na fi ak benn problème bi nga xam te mooy nit ñi nga xam yoroon seen kër ñu nungu seen kër yi jaay ko te defe naa ne yàgg dañoo gis nit yor kër di waajal ay jabootam nga ñëw nga nungu ko jaay ko kër yi ñu nungu am da sax koo xam ne see gaañu na si ba léegi kenn waxu si loolu ñu ñaan yàlla xarale ko àjjana donc nit ku yor sa alal wutal ko sa doom baa nga wutal ko sa njaboot ñu war a ñëw ñu nungu ko si foo xam teguñu ko fa am loo xam ne bu ñu ko toppee dëkk bi day nuru leneen ñun nag ñuy woon nit ñi nag si dëgg ak si ngor parce que moom laa ànd ak ñi may wax dama leen bis mu leen waxee loo xam ne defuma ko bu leen ànd ak man bu ñu ñëwee nañ ànd si dëgg ànd si ngor bu ñu waxee lu nu man ñu def ko bu ñu mënuñu ko ñun mënuñu ko ñun noonu la ñu ànd ak nit ñi bu dee nañoo bokk suñu dëkk ñun ñoo ko war defar suñu bopp kenn duñ ko defaral te buñ defar suñu bopp ñun ñëpp war a toog waxtaan ñu xool lan mooy suñu priorité ak lu ñu si war a def ñu ànd yoo def ko loolu laa bëgg pour que citoyen mu ne xam ne dëkk bi sa dëkk la ku nekk maire nga ku nekk délégué de quartier nga ku nekk war ngaa ñëw war teg xam jéego boo xam ne boo ko tegee war noo mën a ñëw pour war a mën a jëmale suñu gox ndax gox yi bari nañu si Sénégal àdduna bari na si Sénégal mais war na fexe nag suñu gox nag war a nekk nag gox bi si xam moo si gën ñu ngi seetaan télé di tukki fu nekk ñu fay dem donc yooyu mooy yi nga xam ni war noo ñëw war koo xalaat suñu jigéen ñi tamit war na am accompagnement yoo xam ni kenn neewut pour jëndal leen kenn neewut pour di leen jox xaalis ba nangam mais war na am loo xam ne war na leen gën a mën a encadrer ñu gën a mën a saytu dégg nga ñu war a mën a ñu war leen mën a encadrer ñu war a gën a maytu mën a yëg seen bopp si biir war a gën a yëg seen bopp si biir parce que population boo yor ay population da nga leen di yërëm bu dee da nga jiite nit ñi
da nga leen di yërëm parce que da nga leen jiite rek loo nekk nga def leen ko mais war nga xam li seen problème nga fexe ko même boo ko mënta faj nga àndoon ñoom wuti ay moyens yoo ko faje baa nga jéem ko defal loolu mooy àdduna muy xale crise bi nga xam ne dundoon ko ñu ñëpp gis nañ ko benn bi nga xam ne aussi mu nekk sama programme mooy li ñu tuddee l'enseignement religieux ak problème imam yeeg yooyu ak diine ji parce que ñun ñëpp dañoo jàpp ni ay doomu aadama lañu ni ñu ñëwee si àdduna benn la dañuy laxas indi ñu boobaa buñ la jógee boo nekkee sa kër bu fekkee nitu daara ñëwut tufut say nopp boobaa doo am tur boo fi jógee tamit nitu daara moo war a ñëw war la gunge nga war a dem donc ñooñu dana am nu xam ne war leen ko mën a dugal système bi ba nga xam ne ñooy nekk régulateur société bi parce que li ñu taxawoo nekk ko fa te bu ñu waxee l'enseignement c'est une compétence décentralisée xaalis bi lay jox nga yemale ko si école yi baa nga dugal ko feneen mais ñooñu war nañoo xool tamit nu ñuy ànd ak ñoom jéem leen a encadré comme ni naan conférence commerçant informel yi ni leen di encadré ba mën a formel ñooñu tamit jéem a xool ba seen dëkkuwaay seen nekk aussi tamit mën a gën a jëm kanam mën a gën a jëriñ nit ñi parce que nitu daara foo dugg ku fa jógee di nga am yar di nga am leneen ak leneen loo xam ne nga koy def te si diine bu njëkk si yow dara du la këf si affaire àdduna yi donc yooyu itam mu nekk vraiment ponk boo xam ne ponk bu nu ñor la pour ànd ñoom du ñu ànd ñoom pour di leen may suukar rek bu korite jotee ba tabaski jotee nga jox leen benn enveloppe mais dafa am loo xam ne bu ñu su ko bokkee ñu ñëpp waxtaane ko ku nekk lay sa wërsëg ñu jox la ko si ku nekk la nga sa war def ko si def naa bu ñu ànd nañ liggéey suñu dëkk loolu daal moom la ñu woo population yi di ko woo ñëpp encore une fois di leen gërëm si dalal bi bu baax a baax parce que tey dimanche ngeen war noppalu donc ngeen dalal ñu nii vraiment ñu leen di gërëm di leen sant léegi vraiment kontaan nañ bu baax monsieur Ndiaye kontaan nañ bu baax ñu ma fekk ñëpp vraiment ñu ngi leen gërëm di leen sant lii daal mënoon suñu tànk vraiment kontaan nañ si bu baax a baax jërëjëf Ndiaye. ñu kaddu yi avec attention nag bàyyi nañu xel bu baax a baax si li nga xamante ni wax nga ko monsieur Sanokho sax mi ngi noonu di jël ay notes ndax yàlla dogal na ni que chaque fois bu nit ñi it di ñu seet si bu ñu wooyee nit ñi bu waxee bu dee duñ ko war a laaj pour mu leeral ñu ko dinañ jox assistance bi fi ne kenn ku seene bu dee am na question bu mu siy posé bokk na li ma gën a jàpp si wax ji mooy cadre de concertation bi nga xamante ne moom nga tudd ndax ni nga ko waxee li tax déjà benn cadre nañ la njëkk a booleel muy le conseil municipal ndax ñoom ñooy décider yow nga soog a mën a exécuter mais conseil bi rek dafa doyul ndax xëy na tout juste mën naa ne ay politiciens rek ñoo ko séq mais am na ñeneen ñoo xamante ne am nañu solo si dëkk bi am na ñoo xam am nañu xam-xam si dëkk bi am nañu taxawaay si dëkk bi te dugguñu foofu kon ñoo ñëpp mu ñu nekk ay acteurs yoo xamante ne bu yàlla dogalee nga mën nga xalaat leen boole leen ci mu nekk cadre de concertation bu sene kenn ku sene di nga fa am koo xamante moo la fay mën a représenter ni nga ko waxee moo xam wàllu daara yi wala wàllu côté école bi wàllu imaama yi wala délégué de quartier yi ndax même ñun avec le maire mos nañ koy wax lu mel na kon nag bu conseil municipal di amati donte ñun xam nañ ni que amuñu fa kàddu mais war nañu mën a invité ñuy ñëw di assister mais malheureusement gisuma benn délégué bu ma mës a wax ni que am na chance fekkee conseil man mii boo boog léegi ma fi ne ñaata conseil municipal am na fi mosuma koo fekkee soit damay jékki préfet moo may wax ni que suba conseil am na wala yu mel noonu mais ba tey lu ñu daan solliciter auprès du maire la ne ko ndax dëgg la sunu teewaay amuñu fa kàddu mais nag bu ñu dégloo ba jóge fa mën nañu sàkku ab rencontre ak yow joxaat la yeneen i xeeti orientation ndax avant tout ñun ñooy say premier conseiller ndax maire bu sene délégué moo la nekkal si koñ ndax moom presque cellule administrative de base la xam nga kon délégué moo fi représenté le maire comme ni mu fi représenté l' administration mais am na yoo xam ne boo koy def war nga leen si mën a boole loolu mu nekk loo xam ne rafetlu nañ ko si kaddu yi loo xam ne lu ñu retenir la ndax lu mel noonu mooy mën a liggéey dëkk ndax tey jii dëgg la mairie xëy na nit ñu bëri ñu ngi koy xëccoo waaye ñu bëri dañ koy xëccoo waaye mënuñu laa tegal benn programme ndax nit ñi daan falee maire xëy na bi yoon dina wute ndax bi yoon ni ñu waxee ni que kii tête de liste bu ko nit ñi dégloo mu tëral la leen programme ñu xam-xam-xam ak yéeneem dina mën a dem mais da nga daan ñëw gaa ñi booloo ba nga xam ne tànn nañu benn parti ñu ne groupe bi ñoo gañe ñoom ñu daal di demaat en conseil tànnaat keneen ku leen neex defe naa bi yoon moom loolu dina am wuute bu ñu xasee ba ne Babacar Diouf mi kat moo jiite ku xam Babacar Diouf na ne ab Babacar doy na wala doyuma boo ko déggee muy wax di nga xam ne nga Babacar war naa mën a dem wala dem mais ñu jiital Babacar ñëpp naan ñu ngi si ginnaaw Babacar ñu pare ñu ne ah Sall kat dañu mujj def benn coup d'état si biir Sall nañ jiital te mbir yi li si bëri noonu la daan demee
mais bi yoon defe naa changement bi ñu si indi nekk na lu am solo bu képp koo xam ne jiital nañ la nit ñi dinañu mën a xam ne que diw candidat la ku la soxla wala média yi bu ñu la invité dinañ xam ne que yow mii candidat bu yàlla dogalee sa parti gagné it yaa fay toog kooku moom du fis lay doon wala mouvement bi nga mën a àndal wala coalition bi ndax xam naa ni actuellement moom ñëpp presque coalition nañuy demee ndax yi dootul élection yoo xamante ne bopp sa bopp la waaw segam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko téye sax ñoom ñi ngi coalisé di yokk doole waxantuma la ak ñi nga xam jàpp gu ñu di wut kon dafay nekk loo xamante ne ni jàpp nañ ni noonu la mbir mi tëddee léegi nag assistance bi ñi nga xamante ne ni ñoo fekkee jotaay bi te dëkk si koñ bi am na lu bëri tudd nga ko si wàllu koñ bi ndax itam ku dëkk ak marché xam ne dëkk nga ak problème bis bu ne problème la ndax déjà problème circulation day am sunu dëkkuwaay yi mos naa ko wax réunion fii dafa Moussa su ma jumul yaa nga foon maire bee ngi toog ak ñoom préfet ma ne ko nag sunu koñ bi naqar gi ñu am si embouteillage bi fii am dañu am benn kër ñu sant Badji fii yor malade bëgg jëli taxi pour dugal ko si taxi bi mënul egg nga nguufaat malade di jaar ak moom si biir nit ñi na di ñaan yoon may leen ñu jàll loolu ko ko fekkee sa yaram daw nguufaat malade bi te muy mag pour mën a traverser nit ñi di ko yóbbu te jaaykat yi amuñu xel may leen ñu da ngay mujj ñenn ñi ñi si kanam ñooy mujj forcé mais may leen ñu ñoom ña ngay tal client bi boo poussé client bi doon xool mi ngi leen di raw inconsciemment nañuy defee yenn yi buntu kër jàmbur yi nañu toog yow pour nga dugg da ngay ñaan dugg booy génn da ngay ñaan mais loolu du marché te. sens unique lay doon mbedd yëpp sens unique lay doon amat dem doon naan suñu programme bi xam moom la circulation bi nga xam ne ko si marché suuf doon fi amati li nga xam ne moo des suuf boo fekkee da nga jël Idrissa Diop mu war a doggi fële am na ko te am suuf nga jël mbedd agora bi boo jëlee sa mbedd bii dem ba ginnaaw gendarmerie am na suuf boo jëlee ginnaaw gendarmerie jëm côté artère ndaw yooyu suuf doot fi amati ñun loolu mooy suñu problème suuf doot fi amati artère yëpp nag day nekk sens unique ñu doon ko def boo xoolee marché aussi ni muy lakk dafa am excroissance parce que da ngay xool cantine ñu defar ko ba pare am ñu defar ay ginnaaw def ay carton fu nekk courant bi dugg si affaire demee noonu excroissance yi ñu doon koy génnee si marché bu nekk marché réel loolu c'est notre programme marché aussi day am heure bu ñu koy tijji ak heure bu ñu koy tëj te loolu dañ koy waxtaan ak commerçant yi comme ni nga ko waxee rek lépp dañ ko waxtaan nit ñi xool lan moo si seen njariñ ñu ànd si buñ ko amul nañ leen dem ba xam leen ni leen lii buñ ko defee mu nekk seen njariñ donc si loolu la nga xam moom la ñuy dox loolu laa bëggoon préciser si marché bi suñu programme fu nekk am na si programme détail problème assainissement bi tamit problème canal yi am nañ ko lépp am nañ si xalaat mais comme waxtu dafa gàtt mootoon nañ ñëw mais nañ ñëw su gox bu nekk def fa tournée ñëw wax nit ñi exposé wane li nga xam ne da bëgg nañ ko fi def comme si nga xam ne suñu programme am na moyens yoo xam ne maire ko am ñëpp xam ne budget maire du mu toll am loo xam ne maire moom amu ko am loo xam ne maire amu ko nan wax nit ñi fa dañ ko jëlee ak nañ koy defee si loolu donc ma leeral la ma bëgg na leeral si marché boobu jërëjëf merci. tey ndax tey xëy na bisu nuyoonte ak jokkalante la waaye occasion la itam ndax xëy na gisee du yomb te da ngeen a nekk si ab lancé fi ñu jëm soreetul donte mel na ne lu sori mais soreetul heure bii la nit ñiy jóg ñi ngi si mobilisation yi ñi ngi si massification yi kon damay xool sama gars si ko am lu mu bëgg a leerlu wala question bu mu bëgg a posé ñu jox leen kàddu gi Moussa wala Sanoxo bu dee am nga si kàddu goo si kii. ay nit de ressources yu mel nii nit de valeur ñu am valeur yi ñun wax dëgg yàlla war nañoo dugganteeg ñoom depuis lu yàgg xamanteeg ñoom ñu àndandoo ci ay programme parce que li nga fi wax nii neex naa dégg waaye ñun man boog mënaguma ci wax lu bari lu dul li may ñaan rek mooy nga yónnee ñu sa programme ndax ñun bëgguñu programme boo xam ne nit dañ koy defar rek nañu am dañoo bëgg comme que suñu quartier nga nekk ci quartier bi ñu indi sa programme ñu saytu ko ñu xool li nga xamante ne xëy na ñun jàpp nañ mën nañ ko joyanti wala gis nañ ne loolu baax na bu boobaa ñun wax dëgg yàlla ci lay gën a neexee comme que temps bi dafa gàtt te ku nekk mënoo ci poser lu bari donc je pense que ne daal man daal loolu laa doon sàkku ci moom daal donc di bàyyi jox ñeneen. urbain environnement assainissement man maa ci doon IMAP instrument et modèle d'aménagement participatif Thiès am na benn outil de prise d'aide à la prise de décision ce qu'on appelle le moniteur urbain de Thiès avec ce moniteur day recenser tous les obstacles de Thiès problème yi nga xam am nañ ko bu ñu ko réglé dañ koy valider chaque année il y avait l'école polytechnique fédérale de Lausanne l'école polytechnique de Thiès ak ENDA ak CSE ñun ñoo ñëwoon yor moniteur ak la maire de Thiès moniteur boobu kenn waxatu ko loolu moo lay permettre tey ji
boo bëggee école nga xool école ba xam effectif ba xam ne problème fu am mbedd di xat commune day feeñ fu am mbalit day feeñ fu manque infrastructure day feeñ ainsi de suite affaire demee noonu année bu nekk dañ koy valider bu ñuy association bu nekk lu mu fa programme mu fa def da nga koy programmer xool ba xam réaliser na ko am réaliser ko si demee noonu donc loolu mooy li nga xam ne moo nekk si problème boobu man j'avais demandé ñu defal ma diagnostic participatif dans tous les quartiers de Thiès sans exception bi ma yore immeuble boobu def nañ ko def nañ ko xëy na même à une date D xëy na boobu ban ko def am nañu si bokk am nañu si bokkut diagnostic boobu laa bëgg population yi valider ko ñu toog waxtaan kook ñoom ban d'accord si parce que bu ñu d'accordee quartier bu nekk wa am na di priorité xam nga soxla yi bari na mais au moins nit ñi ne naan bii mooy sama soxla bi njëkk bu dee yor nga dërëm nga def ko si ba mu faj boo ko fatee ba pare doo seet beneen doo def beneen loolu na sa xel dal dana ñëw ngeen bokk si ba tey ji bu ñu ko jël nan nga xam ñu ñëpp waxtaan ba nga xam lan mooy problème bi fi nekk ak yenn solution yi ñu proposé ak solution yi ñu proposé ban moo si njëkk ban moo si topp ban moo si teg si loolu moom naa leen woo échange bu ngeen ma ko mayee waxtaan see yéen quartier bu nekk ñu indi dañ fa indi ngeen indi seen xalaat ñu définir ak yéen priorité yi ba bu ñuy dugg ñu xool lu nekk dañ koy duggee si loolu moom man loolu assuré naa la ko dama la koy du jox la ko rek mais dañ toog échange si yéen si le faut ñu projeté ko bu doon journée ba ainsi de suite ba ku nekk xam ne nga xam lii leen fi bëgg a def mën ko yàlla di boolee te aussi tamit noonu laay tànnee conseil municipal dama tëdd sama kër tànn fa ay nit c'est les quartiers qui me proposent des gens yi nga xam ne ñoo fa ñëw pour défendre seen problème par rapport à ça loolu tama wax leen ko conseil bi bu fi les gens sont organisés bëgg sa bokk ñu toog waxtaan ñu ni ma diw mii kat bu ñu fa nekkee nañ taxawal koñ bi noonu ñu la ñuy àndee suñu conseil municipal ak ay yi ma àndal loolu la ñuy ànd mais dugguñu ko def vraiment une municipalité politique c'est une municipalité citoyenne boo xam si les populations bu ñu demee foofu xam ni ku nekk sa préoccupation koñ ni nga ko fa def ñu xool nu koy jéem rek la noonu laa bëgg a ànd ak yéen si loolu incha allah waxtaan nañu gën a ba loolu gën a yaatu si yow merci. gërëm bu baax nit ñu baax ñuy fekk comme ni nga ko débuté rek nit ñu baax ñi daal bu ñu dajee man ragal naa ni dëkk bi dana changer quoi li tax ma ànd ak moom bàyyi lépp nag ànd ak moom gestion participative bi muy woote kenn ku ne sa gox ak programme buñ fi mën a wax demal Allemagne jël fa ay borom bopp ay borom xam-xam boo ñëwee fii tant que ñëwoo ci délégué tu n'auras jamais la solution jamais au plus grand jamais demal Allemagne nga jël fa ku la neex intellectuel bu la neex am na loo xam ne mi ngi sooxe fii délégué mi fi yàgg ay waajuram yàgg fi moo la mën a jox la solution boo demee ngent ca ndox mooy taa waa ngent ñi fa dëkk seen maamati maamat ak programme boo fa mënti def ñoom ñoo lay jox la solution la preuve Ablaye Wade bi muy le président Wade bi muy defar technopole ba première defar yi dara baaxu ca dañoo wàcc ca suuf dem laaj ña fa dëkk waa Dalifort yu njëkkee ya lañ dem seeti après la ñu lal ak japonais yi ci boppam ñoo dugg ci population bi loolu moom kenn nettalu ma ko gis ci lañ defar première goudron bi mu daal di toog lii bokk na ci la ma bàyyi lépp parce que man ci damel municipal laa nekkoon maa doon porte parole am maa doon coordonnateur dans la zone nord te dama naroon nekk candidat mais bi ñu ma ko indilee journaliste moo ma booleeg moom un grand journaliste xam li may wax ci télé yeeg rajo yi li may kaas li ngeen di kaas rek laay kaas man bi may nekk candidat dama noon marché bi bu élection yi jeexee 6 heures 20 heures maa ngi biir Petersen taabal dootu fa tegu te je me retrouve dans ces propos wax naa ko Thiès Prestige bu ngeen ko jàppee gis ko ci nee naa leen 6 heures élection yi jeex na 20 heures maak sama équipe ñu ngi biir Petersen lu fay table dañ koy dindi goudron lañ defal pour ay table lii rek laa ci doon yokk rigueur moo tax ma ànd ak moom nekk fi di def ay politique politicienne moo ñu rey ba ñu dee il faut ñu liggéey man lii tax ma ànd ak moom maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ci dalal bi dalalu yiw dalalu bu yëkkati ngeen ñu daal lu ngeen kontaan benn xam leen ni kontaan nañ ko fanweer parce que nag bu doon waxu cor ko ah sama nijaay du bind de xanaa ñàkkul fayda noonu nag ba muy wax cor ko te duñ koy bind nii rek maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax a baax. di leen nuyu yéen ñëpp fi teew bon dafa am lu mu wax lu am importance loo xamante ni bon loolu laa bëggoon a souligner ba pare parce que dafa wax si biir waxam mu ne moom ñi muy àndal sax da leen di wax leen bis bu demee ba gis si moom loo xamante ni lu ñàkk fayda la wala loo xamante ni du lu mu waxoon ak ñoom nañ ko bàyyi nañu suivre li nga xamante ni mooy dëgg te man pour man loolu mooy base mooy nit ki li ngay wax nga gëm ko ba pare nga nangu koo jëfee bu fekkee nit ñi dañuy ànd ak yow pour intérêt mooy c'est-à-dire yow loo wax rek mu doon lu dëgg ak lu dëggul kooku c'est un corrompu c'est-à-dire même yow mi nga xamante ni yow yaa topp loolu noonu sax yow tu es corrompu te au fur et à mesure ngay dem dinañ la corrompre léegi si biir loolu laa naa ko moom bu fekkee li mu wax dëgg la si moom ànd ak moom dina neex parce que dinañ xam ne kii nii li muy def du intérêt moo tax mu koy def parce que kooku moom ku dem ba naan su ma waxee loo xamante ni du dëgg si man bu leen ma topp
kon kooku intérêt taxul muy dem benn côté boobu noonu la. mais tamit dafa am lu am solo loo xamante ni dañuy faral di ko wax comme naan li ñu naan le pouvoir rend fou mais le pouvoir absolu rend absolument fou léegi yow lan moo ñuy prouver ne que une fois nga atteindre nga am mairie bi doo comporté wu comme ñii nga xamante ni ñoo comporté parce que boo gisee situation bi ni mu demee nii mairie bi ku nekk jug di ko laaj mécontentement la parce que gis nañ ni li ñu bëggoon amuñu ko moo tax ñu bëri di jug di laaj bu fekkoon affaire bi dafa normal amaana benn ngay gis wala ñaar ñuy xëccoo mairie bi mais boo gisee ñi candidats yi taxaw yëpp ne dañoo soxla mairie c'est parce que li ñu bëgg ci kii bi amuñu ko mais moom par exemple boo demoon ba jël mairie bi lan moo ñuy won ne sa ambition bii nga am ak lii nii di nga ko continuer di nga ko doxal ak li nga fi wax tamit di nga ko def. merci loolu mën naa la ko leeral yàlla dafa def ni je fais part de tous les lotissements de Thiès lotissement Thiès bu fi nekk bokk naa si que ce soit Médina Fall que ce soit Mbour 2 que ce soit muy ZAC bi lépp sama loxo bii man maa yoon délégation signature des autorisations de construire c'est moi qui signé ça. En 2004 il n'y a eu plus de contentieux foncier koo xam ne amul na kër ak moroom rek la woon naa 2004 le préfet est là régularisation yaa ngi là les PV sont là amatul woon problème foncier j'avais tout réglé bu fekkoon bëggoon naa ko boobu laa njëkk a jaay ni gars yi jaayee tey ma am si alal du jeex ma neexoon jaay si ba am si alal du jeex mais defuma ko muy benn ñaar nee naa maa jiite woon cadre PDS yi Macky moo doon président cadre yi Idriss Seck moo yoroon maire Thiès ma nekk délégation signature nga foog ne ma bokkoon si ñoom dama am dara je suis un cadre j'ai tous mes diplômes universitaires et post universitaire bu ma demoon sax di doon surgawu sax nan may ay bon essence baa leneen naa fa am dara lu mu bon nan fa am dara ça c'est la réalité bu doon loolu moom tax a jóg kon du ma ñëw di sànnal sama bopp di kurti di woo nit ñi daje ak ñoom ma leer la lool yàlla suturaal dama ne képp ku kilifa si àdduna ak maqaam moo mën am yàlla dimbal na ma jaxasoo naa yow am na ma mel ak yow mais kenn du ko gis sama kanam li ma njëkk a gis sa wax sama gars yi may àndal bis bu doon demee ñu changé ngeen ñëw fekk ma changé comportement bàyyi leen ma si saase bu na xaar sa di continuer ak man parce que li ma gëm mooy doomu aadama ñun ñëpp ñu fi ñëw noonu la ñuy delloo dañu laxas indi ñu laxas ñu delloo ñu lépp lu fi am si diggante bi yàlla rek la neex yàlla soob man foofu laa ko jëmee tey jii li ma yàlla mooy kus néew suñu borom laa ko sant suba mën naa ko ñàkk moo tax lu may sëq ak doomu aadama dama koy def te yàlla tax du lu ma man du lenn yàlla moo man mooy soob moo koy def man loolu laa gëm suñu borom boobu ba jeex si tàkk moo tax àdduna mënta rëy sama bët bu doon rëy sama bët tey jii dem naa Canada ay séminaire dem na invité mais dañ ni woon ma dëkk fa baa naa mais def ma ko sama dëkk bii moo ma ñor sama dëkk bii laa bëgg moo ma ñor moom laa bëgg a liggéey te liggéey ko te man donc dama ko ànd ak yéen ñu liggéey ko ne laan tey jii bu ngeen ma faloon gisatu leen ma bu ma nee damay liggéey gëm ne du dëgg parce que man dong mënu ma def moo tax ma invité ñëpp ñu àndandoo ku nekk indi xelam ñu di ko liggéey si loolu ma noonu laa woo nit ñi nee naa sama ñi may àndal am na noo xam ne bu gisee si man xam leen tayatuma ko jóg leen si man baa ngeen seet sama mbokk xam tayatuma ko àdduna leen war naa leen ko dara mënu maa tax a changé dara sama protocole fi mu toll lu nekk dañ may mere naan ma nii ay garde dañ may mere dégg nga mais mën leen man non xaw ma loolu quoi fii laa dëkk jaxasoo nit ñi nekk taalibe ak ñoom bàyyi leen ñu jaxasoo bàyyi leen ma jaxasoo donc loolu daal laa leen mën a leeral bon wala doyee yàlla baax na mais leen suñu kanam la nekk parce que lu ñëwagul tamit xëy na da ngay sabablu rek mën a gën si wax leen mais mu suñu kanam la nekk donc vraiment di la gërëm di sant parce que man sama cabinet ngi nii ba temps ba nekkee maire yi amoon bureau maire yi sama cabinet laa doon signé samay dossier maire la ma fanamtu maire recevoir nit ak ñu liggéey fi ak réunion ban ma joxe bureau dama du ma fu am bureau ndax fi dama fay dénk rek moo fi jóge fa loolu laa ma leeral la loolu amoon naa pouvoir yoo xam ne mën naa toog maire yi di kii yooyu ba ma ñëkk a alkaati daan ànd ak man di ma ubbil sama oto j'ai refusé donc am na yoo xam ne àdduna yóbbu ma fenn ñëpp sama bopp laa leen jàppee ñëpp la ñëw yéene jàmm dama ne képp koo xam ne xam naa la yàlla na ma ëpp la yàlla na ma gën mën laa def jaayantuma kenn dara di ko war naan lii la mel ba loolu taxumaa jóg waaw loolu daal na ma leeral la loolu bu la doy tamit ñu xool suñu kanam ba xam fu mu ñu yóbbu yaa na ko yàlla joxe tam merci beaucoup ndax boo xoolee lii différence am li tax ñun ñu choisir ko c'est un maire développeur maire la boo xamante ne même militant bi muy liggéeyal nee na la su la woowee ne la kaay ñu politique nga war a dem liggéeyi demal nga liggéeyi bul ñëw nga loolu c'est un indicateur boo xam ne ni nañ ko jàpp beneen bi ci des nañuy wax ni doomu aadama am na ñett yoo xamante ne war nañ ko xam mooy lan il faut que nit ñi ñu teg leen ci yoonu xam-xam mboolem jeunes yi muy àndal tey mu ngi leen di jàppale pour ñu nekk ci yoon boo xamante ne dañuy am xam-xam parce que jànguma ko dinaa ko tari mënta nekk il faut que doomu aadama yi ñu tabax leen ci ñu am xam-xam parce que xam-xam dafa bokk ci nourriture yi nga xamante ni doomu aadama bi da koy soxla pour mën a équilibrer te nit ki soo amul équilibre day am problème beneen bi ci des mooy réew mi suñ ko bëggee def lu il faut que nit ñi nangoo liggéey xaalis boo ko bëggee boo bëggee am richesse il faut nga nangoo liggéey
te président Omar Badiane su waree liggéey moom day liggéey képp koo xamante ne moom lay àndal ngeen di politique su liggéey jotee daan la liggéey mooy politique comme ni mu ko waxee léegi nekkoon na maire mais amu fa bureau ay dossier bureau bi muy liggéeyee lu ko liggéey ba pare di encadrer jeunes yi nga xamante ni ñoom lay àndal di leen teg ci yoon ku ci am projet mu encadré la ku ci jóge université la preuve man mi bi may jógee université jógee Félicie bi ñëw amu fu may jàngale moo ma teg ci yoon ba dugal ma ci benn établissement privé d'enseignement supérieur ma jàng fa ba tey fa la am poste di liggéey kon xam nga loolu c'est un indicateur bi wane ni tey bu ko sénégalais yi gëmoon dénk ko seen kàddu peut-être mën nañ gis changement bi nga xamante moom sol beneen bi ci des mooy ku ñemee coono la dañuy wax ni loolu boo xoolee ci ndaw ñi sax lañ koy gën a jëmale ni leen bu ngeen bëggee noppalu ëllëg il faut que moment bi ngeen di nekk ndaw ngeen ñemee coono kon ñett yi daje na ci moom dina fexe ba képp ku muy àndal nga xam ne xam-xam lu am solo la ci doomu aadama beneen bi ci des képp ku muy àndal dina fexe ba nga xam ni richesse suñ ko bëggee am koppar buñ ko bëggee am il faut ñu nangoo liggéey mais loolu aussi pour nga mën koo am il faut nga ñemee coono kon yooyu aussi c'est des indicateurs yoo xam ne pour apporter ci li mu wax ni bu ko Thiès waaye gëmee jiital ko ci Thiès ci zone nord changement bi nga xamante ne moom lañ bëgg mais aussi développement bi nga xam ne moom lañ bëgg au niveau de zone nord mën nañ ko am. merci. Je suis dans l'obligation de waxuma la abréger parce que yoon ñaanuñu yàlla mu yem fii kon nag sëñ Badiane liñ fi dégg mbébét la yàlla bu suñu yaakaar tas léegi nag li ñu mën def rek mooy yeewi la parce que gënaluñu sax mais yaa ngi facteur temps xam naa ni leer ni am na ñu lay xaar mais daal bu dee jiw la ji nga ko léegi nag nañu xaar quoi jërëjëf ñu ngi leen di yeewi di ñaan nag suñu borom bu dee lii moo gën ci ñun gën ci yow yàlla ko borom bi def ko waaw parce que ñun ay partenaires rek lañ soxla ak ñoo xam ne rek l'intérêt général moo leen tax a jóg le bonheur des citoyens ak leur épanouissement dans la justice yàlla na ko yàlla def jërëjëf nous sommes obligés nag kii waxtaan waaw ñu def bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraata mustaqiim siraata allaziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil aalamiin innaka hamiidun majiid rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fil aaxirati hasanatan wa qina azaaban naar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين